fasanga chakanam Fasarau Ulangu leskinau Gorjom fis Full of faida Kilwodau Uru albangiyo Gaining jai Gaining jai Gaining jai Gaining jai Marawach No fi man nanga wane sangam Choki bo fan gene ci lëndëm May bi nga sol mën a sigil bi der Groupe bi bul maye dara Di ñoo ko moom yoon mi dafa leer Mooy ci bu yi ak bi du la faral Stade bu fees du dees yow yaa ko rees Defa ci wees sa doon doole bu bees Bu faale yees yu bu kan ak fees Ba bi ci kaw ñu bees bu kenn des Na nga fëgg jaax yi gaynde rek a mën lii Fi nga mën a jaar ba foqati ndam lii Rapalil fasanga chakanam Fasarau Ulangu leskinau Gorjom fis Full of faida Kilwodau Uru albangiyo Gaining jai Gaining jai Gaining jai Gaining jai Marawach Gaining jai Du daw tuti Gaining jai Gaining jai Takkal sa fii Marawach Dañ koy def na ko maam yi daan defee Gaining jai Ak lu mu jafe jafe ana sidi alin sitoye Mam ba jaxuba Sin ko mo dofen La jojo Cheikh Anta Mamadou Dia Batlin Siki Lewo Bol Senghor Nata Yàlla Wal jojo Gaining jai Gaining jai Gaining jai Gaining jai Sas nañu la de Ak nga fi lu ne Ci tere bi yaay king kenn du la ñeme Sas nañu la de Ak nga fi lu ne Ci tere bi yaay king kenn du la ñeme Rapalil fasanga chakanam Fasarau Ulangu leskinau Gorjom fis Full of faida Kilwodau Uru albangiyo Gaining jai Gaining jai Gaining jai Gaining jai Sas nañu la de Dat nga fi lu ne Ci tere bi yaay king kenn du la ñeme Sas nañu la de Dat nga fi lu ne Ci tere bi yaay king kenn du la ñeme Rapalil fasanga chakanam Fasarau Ulangu leskinau Gorjom fis Full of faida Kilwodau Uru albangiyo Gaining jai Gaining jai Gaining jai Gaining jai Marawach mu ngoog téléspectateur yu Guédiawaye Info TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu seen kóolute ak ñun tey jii nag ni ngeen ko gisee ñoo ngi fii nag ci benn centre de football bu ñuy tuppee Talent banlieue nag nekk ab centre boo xamante ni mu ngi yëngu ci wàllum tàggat yaram football gone yi tey jii moom lañ ñëwoon seet yi nekk en face ak suñu coach Abdoulaye Doucouré moom mooy coach Talent banlieue di centre de football bu faree fii ci diwaanu Guédiawaye sëñ Abdoulaye ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu waa Guédiawaye Info ñuy seet si tey. tey jii nga jiite centre bi ñu duppee Talent banlieue est-ce que mën nga dikkaat un peu rek ci historique centre bi. waaw Talent banlieue yaakaar naa ni ba mu juddoo yàggul mi ngi judd 2018 daanaka ren mooy 2 ans waaw daanaka yaakaar naa ni gars yi ñëw nañ sax Guédiawaye Info ñëw nañ ci 2018 mais deuxième année bi ñu ñëwaat muy tey
yaakaar naa ne ba ñëwee ak bii passé ak tey am na changement bu bëree bëri quoi loolu nag dañ si sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. 2018 ak léegi xayma bi boo doon def bilan ci centre bi ban jàngat nga siy def. waaw ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax wax dëgg yàlla ñu ngi si sant yàlla bu baax aussi tamit di sant staff bi parce que yaakaar naa ne 2018 ak tey ñu fi ñëwoon daaw Bécaye ak Laye Cissé ñu fi ñëwoon yaakaar naa ne ba fi ñëwaatee tey gis nañ changement bu baax a baax parce que 2018 boo xoolee effectif bu ñu yoroon ak tey par rapport yaakaar naa bëri na trop macha allah ñu ngi siy sant yàlla bu baax aussi tamit di si sant tamit waajur yi nga xam ne dañoo wóolu parents yi nga xam ne dañoo wóolu dénk ñu seen doom ñoo leen sant bu baax a baax a baax a baax. ci ñaata gone ngeen déparé ci catégorie yan ak yan la ak tey jii fan ngeen si toll. waaw ba ñuy départ presque mun naa ne ba ñuy départ presque amoon nañu ay 50 boy catégorie bu nekk amoon nañ 20 25 waaw ñuy 18 parce que ba ñuy départ boo xoolee U17 bi sax amuñu ko woon mais U17 bi léegi lañ ko am léegi nag da ngay wax boo xoolee ñoo nekk suñu ginnaaw sama ginnaaw nii car macha allah yokku na bu baax a baax a baax a baax. tey jii ci terrain bi yow mi coach bi naka ngay dérouler ak boy yi. waaw gis nañu déroulé ak boy yi rek dafa mel ni fee U9 bi ñoo nekk fee U9 U10 parce que Aliou Guèye moo fa nekk. boo xoolee U17 bi fii Adama Tra ak Yoro ñu gën ko xam si Adama Traoré muy Dóor nekkoon capitaine Guédiawaye nekk douane même temps man ma nekk si U13 bi ak U15 bi teg bool bi aussi tamit même chose gars yi ñu ngi fa. waaw ñun daal noonu la ñuy déroulé suñu entraînement mun naa ne entraînement fii man gars yi dañoo baax rek daf ma njiit xam nga mais man mooy loolu wax dëgg fa yàlla des fois sax dañuy alterner ñoom bu ñu ñëwee fii man ma dem fee wala ñoom ñu dem fee loolu la ñuy liggéey daal. est-ce que tey jafewul ngay entraîner loo ay xale yoo xamante ne ay tout tànk lañ. waaw jafe na nag wax dëgg yàlla jafe na trop ay xale parce que xale bu nekk day andi jikkoom mais ñun moom yàlla def nañu ay xale moom yàgg nañu ak ñoom ñun bañ na avant ñëw école football sax xale yi dañoo yàgg ak ñoom grand Moussa mi yàgg naa war naa xam loolu ñu ba xale yi ba ñuy nekk xale yi ndaw da ngay gis sax gars yi ñëw si man naa ma ay yaa ñu yóbbu sortie yi wala bu nga yóbbuñu sortie yi wala nga classe ñu defar suñu équipe ñu gée affaire yooyu noonu loolu moo tax xale yi maa ngi ñoom métti na méttiwul daal parce que xale bu nekk da ngay andi sa jikko mais ñun dañ leen di comprendre si côté boobu parce que xale moom yaakaar naa li ma gën a bëgg rek si loolu nga koy xañ quoi. waaw muy football bi. ngeen nekk ci benn espace boo xamante ni daanaka booy xool newul ñoŋ conditions yi naka ngeen si mën a liggéeyee tamit ndax amul teen gàllankoor. waaw conditions yi difficile na quoi difficile parce que tey yaakaar naa ne lépp organisation la rek parce que boo xoolee nii organisation bi tax difficile si ñun gis nga terrain bi nu mu toll ni mais 3 catégories ñu ngi fi 3 catégories mun naa ne difficile si côté boo xamante ne ni maanaam am na organisation gis nga côté bu nekk am na xaaj bu mu jël ñu liggéey si loolu difficile na nag si côté boo xamante ne peut-être tey bu doon championnat day démarrer wala tournoi day démarrer dina xaw a difficile si ñun tuuti ndax conditions yi ñuy liggéeyee maanaam lii nii mënu kaa liggéey quoi. te tam est-ce que résultat yi nga bëgg carrément mën nga koo am ci yenn conditions yi. waaw moom laa lay wax lépp organisation la rek lépp loo gis àdduna lépp loo gis nii la rek organisation la ñu am nañ organisation boo xamante ne am nañ staff bu nekk bu am doole boo xamante ne moo nekk suñu ginnaaw staff talent banlieue boo xoolee ñu ñoo sol lakos yi ñoom nekk si ginnaaw des na ñoo xamante ne ñooguñ parce que tey jii nii lu may wax chaque fois rek parce que ñun dañuy toog rek ñoom ñii ñoo ngi si ñoo ma naan Dara wala Aliou wala Yoro def leen nii ñun ñu def ñun loolu la ñuy liggéeyee comprendre nga wàllu match yi boo xoolee sax am na ko wax ne moo ñu koy lijjanti muy Laye Cissé kaa naa ni kooku moom Guédiawaye Sénégal sax laay kenn jaru ñu koy représenté kenn comprendre nga kon côté boobu mun naa ne xawul difficile quoi dina xaw a yomb tuuti. tey jii nga wax fi sànq teg bool ñu bëri umpale ko teg bool daanaka fii naka ngeen koy doxalee nan lay demee ak lan mooy teg bool d'abord. waaw teg bool benn jeu bu bees la bu nga xamante ne yaakaar naa 2014 dañ ko créé ñu créé ko 2014 yàggul dara Guédiawaye je m'engage ñoo ko fi andi association Guédiawaye je m'engage bu si mel ni président Djibi Sy ak directeur Modou Gueye Seck ñoom ñoo ko créé fii andi ko. léegi nag ñun talent baa ñu ne pourquoi pas ñu war see mën a bañ a participer parce que ñun dèjà ñun ay doomu Guédiawaye leen même tey Guédiawaye sama nga du dugal dara en tant que doomu Guédiawaye nekk fi en tant que bokk association bi nekk fi ba pare yor école football te moom mënul bokk si tëgbool bi kon foofu moo tax ñu affilié wu am bokk si tëgbool bi ñooñu jox ñu benn table boo xamante ne table bee nekk moo foofu noonu si ginnaaw si la ñuy liggéeyee surtout booy ndaw yi si lañ leen di formé am na catégorie boo xamante ne ay U17 lañ ñoom tamit si lañ leen di formé ñuy liggéey ak loolu te tournoi yi ñoo ngi koy waajal quoi incha allah. voilà ñu gis aussi que ni bu ñu waxee centre am na ay xale yi nga xamante ni aussi dañuy jékki-jékki jóge fii centre bi dem ci centre bi est-ce que yaa ngi xalaat ne protection boobu ngay am ci joueur yi maanaam est-ce que protéger nga joueur yi. waaw joueur yi mun naa leen protéger nañ leen si benn boor parce que yaakaar naa ne fii ku fiy dugg dañu am benn autorisation parentale yaakaar naa ne loolu Baara sax moo ko téere woon Baara muy président moom moo téere woon loolu yëpp waaw moo autorisation parentale boo xam ne dañ koy jox parce que man du ma nangu xale kese ñëw fi nii
autorisation dañ koy jox say parents ñu signé ko mu wane ne say parents nangu nañ mais protection bi loolu aussi tamit ñu ngi si parce que loolu am na ku ñu ko war a liggéeyal muy El Hadj yaakaar naa ni ku nekkoon si jàppoo Jamil Faye moom lañ bëgg après mu liggéeyal ñu ko te xam naa ne instant ñu ngi si loolu daal. donc aussi si côté terrain bi est-ce que ñu gis stade Guédiawaye am na ñaari terrain yoo xam ne fonctionnel terrain gazon synthétique te bu ñu nee xale aussi ñaan na ñuy jouer si terrain yu baax est-ce que accessibilité au niveau ci terrain ñaari terrain aussi est-ce que yomb na pour yow. waaw ñun moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla côté boobu mun naa ne ñun des fois dañuy dem daaw ñu ngi doon dem stade Amadou Barry mais ba terrain Ndiarème pare ba léegi ba ñu commencé doon entraînement ba léegi yaakaar naa dem nañ 3 fois stade Ndiarème kon loolu te loolu noonu laay ñu si benn xale dara ñaar dërëm loolu yëpp boo xoolee staff Guédiawaye Zamanga ñooy lijjanti loolu pour xale jouer sur terrain quoi pour maanaam teel a min synthétique. tey jii gis nañ ne xale yi ñu si nekk ñu si bëri dañoo toll ci njàng est-ce que yéen volet éducation ak sport naka ngeen koy allier les deux. waaw surtout côté boobu dañ ci sant yàlla bu baax waaw parce que xale yi fii yaakaar naa ne boo xoolee fii ay bon élève rek a fi nekk boo xoolee man nit dàq naa ko fii sax ndax mu am résultat bon ma dàq ko parce que kooku ba muy ñëw fii dafa doon mun jàng trop macha allah après ba mu commencé ñëw affaire niveau bi kaw a dellu ginnaaw ma dàq ko carrément ndax dama nga toog seen kër parce que fii ku jàngul doo fi si parce que ñoom loolu lañu staff bi loolu la ñu digal xale bu amul niveau baax wala xale bu nangul jàng ngeen écarté ko parce que yaakaar naa ne football dafa toll foo xamante ne maanaam football ak jàng dafa ànd ak jàng moment bu ñu toll nii dafa dem moo xamante ne loo mun football te amoo niveau sa carrière du dem doo mën a football doo mën a signer pro. ci intégration boobu ci wàllum njàng bi tey jii jàng rek la wala dafa am moyen bu ngeen di laaj pour gone gi mën a dugg centre bi. non centre bi moom wax dëgg yàlla laaj ñu dara. centre bi lenn kese la ñuy laaj muy inscription muy 5000 francs mënoon nañ def nag yenn centre yu ñuy def chaque mois ngay fay 2000 wala 1000 wala 1500 wala 5000 affaire yi non ñun defuñu loolu ñun daal inscription kese la laaj te inscription boobu yaakaar naa ne loisir ku ne xam ne loisir lu muy jar te loisir yooyu te inscription 5000 francs si la ñuy génnee loisir booy quoi waaw. tey jii sa mbébét ci centre bi fii ak ci kanam lan la. waaw wax dëgg yàlla sunu mbébét mooy wax dëgg fa yàlla moom centre talent bale egg fu ay génération foot nekk ay jàmbaar ñun Dakar Sacré-Cœur centre mag yooyu loolu lañ bëgg talent bale egg foofu. est-ce que sentir nga exactement aide autorités yi nga xam ñoo nekk aux alentours de Guédiawaye. waaw maa ngi ñoo ngi parce que boo xoolee am na ñu doon seeti ñu ngi doon sentir quelques autorités ñu seetoon waaw ku si mel ne boo xoolee Ahmed Aïdara seeti nañ ko nu mu tudd kii aussi seeti nañ ko nu mu tudd kii Mourou Mamoun Ngom sunu mag la sunu grand mi ngi dëkk fii comprendre nga kooku aussi seet nañ ko mi ngi siy jàpp bu baax a baax Ahmed Aïdara noonu ba si directeur stade bi Khalifa aussi tam ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm moom aussi xam nga seeti nañ ko waxtaan nañu moom te aussi mi ngi siy jàpp bu baax a baax moom Mbaye collègue am moom tamit wax dëgg yàlla ñu ngi siy jàpp bu baax a baax ñoom ñëpp seet nañ leen waaw ñoom ñëpp daal seet nañ leen daal wax dëgg yàlla waaw. tey sa dernier mot. waaw sama dernier mot xanaa di santaat gaa yëpp wax dëgg yàlla di sant gaa yëpp di sant quartier bu ma dëkk ba pare di leen sant bu baax di sant samay parents sama yaay ak sama papa di sant gaa yëpp di sant président Djibisi xam nga di sant Moussa Diallo xaw ma fayam Mari Diallo Aline Mbaye coach Pape Sarr ñoom ñëpp daal maa ngi leen sant bi leen gër ak président Diakhaye président Lamine maa ngi leen sant bu baax May Diouf coach sama copain maa ngi koy sant bu baax Biram Koundoul ñoom tamit président Djibo ASC Djibo Moussa Dione Asleur Saliou Diokh maa ngi koy sant bu baax ak Khadim ki defar loisir yi Laye Cissé sport ñu ngi koy sant bu baax ak bu ndaw aussi président Yaakaar Ahmed Aïdara ñu ngi koy sant bu baax ak aussi président zone Laye Ndiaye ñoo ngi koy sant bu baax ak Djibi suñu benn grand boo xamante ne nii moo ñoo ngi koy sant bu baax ak kii Bouba Doucouré sama frère la moom xam nga ñoo ngi koy sant bu baax aussi ak Ousmane Gueye Ouminia waa France ñëpp ñoo leen sant di sant aussi sëñ Serigne Mbacke bu baax a baax jàpp na si baax a baax si ñaan yi waaw di sant ñëpp daal jaajëf. mu ngoog ba tey ci centre talent banlieue la ñu nekk ak yéen téléspectateurs yu Guédiawaye Info TV bi la yoon nag ñoo ngi ak Bara Diouf moom mooy le président bu centre bile Bara ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax di leen nuyu aussi si seen déplacement bi ak coono bi di nuyu membre staff bi di nuyu coach yi di nuyu xale yi ak joueurs yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen wax dal leen ak jàmm. tey jii Bara ñu gis daanaka booy xool ruq boo dugg am na centre de foot tey jii lan moo poussé nit ñi ñu dem di organiser centre yi peut-être dafa am intérêt bu si ne wala pour lan la. waaw objectif bi ñu ci njëkk am principal bi mooy fi ñu dëkk presque dafa bari ay xale
te boo xoolee pratiquement ñoom ñëpp seen objectif forum ñu ngi jouer football te ñun aussi dañuy dund football ñu pourquoi pas ñu créer benn centre boo xam ne dinañ ci boole suñuy rakk suñuy xarit gox biñ dëkk nga xam ne dafa bari ay talent pourquoi loolu ñu exploité ko objectif principal bi moo nekkoon loolu principalement loolu. d'accord tey jii ba nga nekk si bopp centre bi ba léegi yan démarche nga defagum booba ak si jamono tey jii. waaw parce que boo xoolee centre bi ñu ko créé léegi presque 2018 presque mën naa wax ñuy dugg si 3e année bi parce que daaw boo xoolee année passée boo xoolee Covid bi moo taxoon. démarche yi su bari avancé wul. mais actuellement dugal nañu suñuy kayit administratif ba nga xam ne tey jii li si des rek moo ñu jox ñu suñuy kayit parce que dem nañ ba suñu récépissé lépp def nañ ko daal bañ jël suñu empreinte léegi daal li ñuy xaar moo ñu jox ñu suñu récépissé. je pense que loolu aussi dañ si lancé appel ñu si mën a jàppale ñu teel see jot parce que am na ay gàllankoor yu bari yoo xam ne tey jii moo ñu si am empêché ay partenaires ñi ngi taxaw ñeneen ak ñeneen ñi ngi taxaw mais malheureusement suñu kayit ba léegi loolu jotaguñ si dans ce cas ñu ngi lancé appel aussi ku ñu si mën a jàppale. parce que gis nañ gars yi ñu ngi si def ay démarches yooyu yëpp mais kayit bi daal moo ñu xaw a empêché lu bëree bëri mais ñu ngi si bonne voie daal. Covid bi daal moo ñu xawoon a empêché tuuti mais kon jot nañ suñu kayit. mais loolu daal moo si des incha allah. tey jii boo doon analyser tey jii football rawatina petite catégorie gi Sénégal noo ko gisee maanaam gëdd bañ ko waroon a jox nañ ko wala ba tey dafa desandi. non boo xoolee suñu analyse bi ñu siy def. mooy petite catégorie bi des na. peut-être ces 2 ans yi ces 3 ans yi. gars yi ñu ngi si am benn idée xam ne football dès le bas âge la si football si xale nga koy jàngee yu bari si nga koy mënee léegi ñi commencé di ko comprendre ñi koy commencé di ko comprendre le monde football ñi nga xam ne léegi football bi si xale yi la petite catégorie bu baaxee rek li si des lépp mën nañu après day baax te ñun aussi si lancé boobu dañ ko teel a comprendre si loolu la ñuy liggéey ak xale yi nii si loolu objectif boobu la ñu am principalement ci loolu la ñuy liggéey xale yi waaw Doucouré moo ko wax sànq gis nga conditions yi ñuy liggéeyee jafe-jafe yi bari nañu ñàkk njàppale te ji nga nekk président lan nga si fas yéene indi comme appui à ce que problème yu xaw a wàññeeku ñu atténuer ko. waaw comme ni nga ko waxee rek xam nga problème moom mënul ñàkk te football fi mu toll nii dafa bari ay problème on essaie de vivre avec les moyens de bord du président bi kese parce que une équipe la président bi titre la rek joxewuñ ko parce que ñun ñëpp ay président lañ tey ji mënoo xam sax kan mooy président parce que démarche participative la doon tout le monde ñëpp ñooy joxe ku am kii parce que xale yi laajuñu leen dara juste que benn inscription de 500 000 ci 5 000 francs excuse moom mooy sa kii bi ngay sol rek maillot bi ngay sol juste mais stade location stade yëpp gars yi dañ siy jàpp lépp matériel yëpp gars yi ñoo si jàpp mooy staff bi nii ñun defuñu si dara président peut-être dafa mënul ñàkk rek ku jiite mais wax dëgg si Yàlla maa si gën a tuuti sax li may def mais gars yi ñoo si jàpp dërëm 100 francs lépp ñun ñoo ko bokk mais président moom titre bu fi nekk nii rek la waaw. te tamit yenn ci gox wala autorités yi nekk ci gox bi yéen a ngi def démarche di waxtaan ak ñoom à ce que ñoom itam ñu indi seen appui ci mbir mi. waaw côté boobu moom Duxu ak yenn membre staff yi ñoom ñoo ci ëpp lu ñuy dox côté boobu moom. côté boobu ñoom ñoo ñu si ëpp dox di dem ci autorité mais malgré ñi ngi ciy jàpp mais jàpp bi des na. jàpp bi des na boo xoolee fi mu toll nii boo xoolee li fi nekk si école bi rek plus de 100 gosses ñoo fi nekk. nga bëgg a xool seen suivi éducation suivi si école football bi yooyu yëpp peut-être lu ñu doon gën a neex mooy apport financier wala apport matériel parce que ñun xale yi laajuñu leen dara juste que li ñuy def nañ ko bëgg mu ànd ak discipline am volonté surtout aussi li ñuy gën a insister mooy côté éducation dafa am benn suivi boo xam ne moom mi ngi ko doon wax sànq sax mais chaque semestriel dañuy def suivi des bulletins xale bu jàng ñu xam ne mi ngi jàng xale bu jàngul aussi moom dàq na fi élève parce que c'est un bon joueur mais jàngul te ñun li suñu priorité principale mooy éducation parce que tout le monde ne peut pas réussir neexut a wax mais tout le monde ne peut pas réussir dans le foot mais soo réussir si football bi aussi tu peux réussir ailleurs en même temps on les inculque des valeurs yoo xam ne tey jii dañ koy màggaale loolu mooy suñu objectif principal former des hommes yoo xam ne peut ëllëg dinañ mën a devenir quelqu'un loolu mooy objectif principal même suñu amul ay joueurs aussi nañ am ñoo xam ne peut-être dans la vie ils peuvent servir quelque chose waaw tey jii Guédiawaye gis nga ni mu bëree ay centre xalaatoo ne mun nañoo xëy ngeen waxtaan indi li nga xamante moo di confédération wala loolu mënut a nekk. waaw parce que ñun suñu objectif principal moom mooy loolu. parce que le principal objectif mooy le développement du football à Guédiawaye. loolu mooy suñu objectif majeur. boo xam ne tey jii loolu suñ ko réussir mën nañu le football Guédiawaye
dina yegg si benn niveau boo xam ne ñun ñëpp loolu la ñuy ñaan parce que ñi fi tey ñëpp ay sportif te loolu mooy seen objectif principal loolu la ñuy ñaan parce que Guédiawaye dafa regrouper des talents des gens qui sont exceptionnels des jeunes dans le foot macha allah. tàmbale nga yaa ngi fii tey. waaw jéego bi ci kanam lan la. non jéego bi si kanam moom mooy suñu ñun nekkuñu fi sax pour kii jéego bi mooy ñu former de bons joueurs yoo xam ne ëllëg si biir même suñu jariñu dinañ jariñ seen famille mais nekkuñu fi sax pour des figurants boo xoolee li nekk fii si ginnaaw ni c'est pas des gens yoo xam ne ku la wax ne ñii ñoo fi nekk doo gëm amuñu moyen financier bi mais on fait des efforts école bi macha allah tey jii niveau bi yegg na si 3 ans 2018 suñ première année lañu am trophée kon ça veut dire que ñu ngi liggéey bu sérieux nag fii boo fi ñëwee matin bi da ngay waaru heure bi coach yi ñu ngi fi 4 heures 3 heures ñu ngi fi sur place kon gars yi am nañ benn objectif boo xam ne fii ak 2 ans 3 ans dinañ passer palier bi incha allah loolu mooy objectif principal bi moom. merci. merci beaucoup. mu ngoog ñuy wéyal ba tey waxtaan wi ak waa Talent banlieue di centre de foot bu faree fii ci diwaanu Guédiawaye bi la yoon nag ñoo ngi ak Moussa Diallo yaay. waaw gannaaw bu ñu leen nuyoo di leen sant di leen gërëm di nuyu mbooleem ñi fi teew parce que lii yombul man la Moussa Diallo dëkk ci gox bi fii juddoo yaroo fi màggee fi peut-être yàlla def ma nekk kuy yëngatu ci wàllu médecine di ñëw fi pour jàppale samay doom samay jarbaat samay xarit ci suivi éducatif xale yi bu ma nee suivi éducatif nag football ci la bokk muy suñu passion gannaaw loolu man bon peut-être que ci volet social xale yi dañ leen ciy dimbali ci seen suivi nutritionnel seen suivi médical daal grosso modo parce que ci centre bi man maay gérer ce qu'on appelle volet médical bi waaw loolu moom laa fi taxawee daal tey jii naka ngay organiser wu ak xale yi waaye itam lan ngay dalalee xelu waajur yi nga xamante daanaka bu ñu waxee football xalaat mbiru gaañu ak tout tànk yi lan ngay dalalee seen xel. waaw loolu boo xoolee bon comme man li ma la wax rek fii laa juddoo depuis presque 45 ans depuis 22 ans maa ngi ci médecine te yàlla def na peut-être que fii koñ bi bokk amul ku fi yeewoo feebar te duñ ma xalaat ba tax na tey boo xoolee comme ni ko Baara waxee muy président bi ak Doucouré wax ko sànq muy entraîneur yi xale bi buy dugg si am na lu ñu koy signaloo muy autorisation parentale. ñëpp xam nañ ne buñ nee sport football rawatina si du ñàkk ay gaañu am ci mais au moins li nga xamante ne mooy suma rôle buñ mën dilee xale bu gaañu laajuma ko dërëma dañ ko seet xool li ñu war a def ci moom ñu def ko parce que loolu tamit garantie la parce que tey buñ ko waroon yóbbu hôpital amaana eggaguñu foofu amaguñ ci cas yu mel noonu on touche du bois peut-être que yàlla teg na ci loxo ci côté boobu amaguñ ci cas grave mais ñaanuñu ko yàlla mais peut-être du ñàkk parce que ku ne football sport contact yooyu mënul ñàkk waaw. kon tey jii gars yi mën nañoo dal xel ne sa centre talent banlieue moom daanaka lu ñeel wàllum wér-gu-yaram am na pàcc wu rëy yoo xam ne ñu ngi ko ciy def est-ce que jumtuwaay mote nañ wala. waaw comme li nga ko waxee bon lépp mënugul mat. parce que tey ku wax footballu xale xam ne li ci médecine wax dafa doy waar. parce que xamoo ndax xale bi am na problème cardiaque problème mu asthme ak yeneen ba tax na tey ñun dañu jël les devants boo ko déggee mooy peut-être que waxuma centre yi duñ doxee noonu mais ñun tey bañ nañu nga ñëw tey xale am fi problème cardiaque wala nga xale am fi beneen problème ba tax ne dañ leen di wax ne xale bu ngeen di tàggat ngeen sentir ne dafay gaaw a sonn wala dafay am lu muy yëg ci dënnam ak yooyu gaaw leen ngeen wax ma ko. peut-être que là dinañ mën a ko defal lu ñuy wax électrocardiogramme ci xale wala ñu defal ko yeneen jumtukaay am na fi peut-être que yàlla may nañu amuñu moyen yi amuñu matériel bi mais yàlla may nañu xame bi ak fu ñuy mën a orienter xale yi ba loolu tey ji yàlla musal ñu ci daal parce que am na ci football. am na jërëjëf ñu bàyyi la nga tàggatoo ko. waaw di wax nag ne bon pour tàggatoo di leen sant leen nga parce que lu ñu wax le temps est précieux te amu leen jot. ngeen bàyyi seen yitte yëpp ñëw ci ñun pour am plus de visibilité. loolu duñ def lu sant leen gërëm leen di wax ne tamit yàlla may ñu sutura gudd fan ak wër ba ngeen fekkee tey njëriñu xale yi parce que defuñu ko à but lucratif dañ ko def parce que suñuy doom lañ fiy tàggat te loolu gis nañ ne yéen a ngi ciy jàpp fu ñu leen woo yéen a ngi ñëw loolu moom di jàpp ne peut-être bii du nekk première émission bi ñuy def ak yéen vraiment vivement daal sant nañ leen gërëm nañ leen. jërëjëf mu ngoog comme ni ngeen ko gisee noonu ci image yi ab joueur la nekk ci centre talent banlieue moom nag mu ngi tudd Libaas Ndiaye Libaas ban année nga ñëw centre bi. centre bi maa ngi fi ñëw ren.
lan moo la motiver tey jii ba nga mun a bëgg a ñëw si li nga xamante ni moo di centre de foot bi. fii dama fekk gis samay morom yoo xam ne ñoo bokk koñ ñu fay football loolu tamit seen loisir rafet moo tax ma bëgg fi ñëw. est-ce que li ñuy def formation bi ñuy def si centre bi fii doy na la wala gars yi fi nekk liggéey bi ñu def am na solo wala déet. formation bi moom doy na ma. ko si yaa ngi siy jàpp loolu tamit. ak waa staff ñoo ngi siy jàpp loolu tamit. bu baax méttiwul méttiwul de. tey jii yow lan nga bëgg a doon lan nga bëgg a am carrément si football bi. football bi. bëgg naa si am xaalis. teral samay waajur. yooyu yëpp bëgg naa ko si am de. bëgg a dem ba doon ni ñoom El Hadj Diouf wala. bëgg naa doon tamit ñoom Doyong. Doyong Pjanic. ñooñu ñëpp Busquets ñooñu ñëpp bëgg naa. ndax mun nañu xam ndax Libaas day jàng yaa ngi jàng wala. maa ngi jàng kañ. ban classe ngay def. 5e. tey jii naka nga mun a boole football bi ak jàng bi. football bi ak jàng bi. mun naa ko boole kañ. damay wàcc. football su ma paree dem jàng samay leçon. après ma dem reer tëdd nelaw. est-ce que kon bu yàggee sa xel du dem ci bàyyi foot jàng wala dem si football wala. déedéet. non si dem da. tey jii bu amoon message booy lancé say morom ñi football wala ñi nga xamante ni dañoo topp football bi bañ a jàng lan nga leen di wax. amoon lu mel lancé rek sama morom man leen it gën a wax tamit ñu toppatoo seen jàng yu baax gën a am tamit discipline. gën a am discipline si ñëpp fonk tamit école football bu baax a baax bëgg tamit lu ñuy def. merci Libaas. waaw. mu ngoog ñu weel waxtaan wi ba tey bi la yoon nag ñu jàkkaarloo ak Adama Traoré bokk ci ñi nga xamante ñooy tàggat gone yi Adama ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. tey jii lan moo tax Adama bàyyi yitteem yëpp ñëw intégré aussi talent banlieue ngir gunge gone yu ndaw yi nga xamante moom la ñuy tàggat fii ci wàllum football. waaw tout d'abord maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp. du moins bon ñun dañoo nekkoon ay xale xam nga bëggoon football trop. mu yàqaloon ñu lépp quoi mu yàqal ñu suñu jàng yàqal ñu lépp ñu ciy dem di ci dem mais après dañoo gis ni Guédiawaye fii dafa manqué woon ay investisseur boobu ñi nga xamante ne dañuy war a mën a ñëw jàppale xale yi ndax talent bi mu ngi fi xam nga discipline bi tamit mu ngi fi léegi nag ñu dem ba ci biir ñu rejoindre Doucouré quoi ndax moom moo jël initiative bi yëpp xam nga créer groupe bi xam nga créé école football bi gars yi di ci entraîné ñu jékki-jékki mu sollicité ñu ñëw xam nga jàpp ci liggéey bi mais dañoo gis ni daal but bi yëpp mooy ñun chance bi ñu amul woon bi ñuy joué au moins ñu jéem ko apporter suñuy rakk quoi. d'accord tey jii chance boobu ngeen amutoon est-ce que yéen a ngi bàyyi xel obstacle yi nga xamante ni moo leen tere na yegg fu ngeen bëggoon a yegg ba bu mu dal gone yi. waaw obstacle yooyu ñu ngi koy bàyyi xel quoi moo waral tey ñu réunir staff bi fi nekk nii quoi ndax staff bi fi nekk ku ci nekk am na loo dund. ci football quoi am na loo dund tamit ci déception am na loo dund ci loo xamante ne tey gis nga ni yow yoon bii moo la kale xam nga moo tax obstacle boobu ñu ngi koy bàyyi xel te tey bu ñu gisee xale yi tamit war a teg seen tànk ci yoon boobu noonu au moins sax ñun on est les mieux placés pour mun leen détourner mun leen yóbbu ci yoon bu baax bi quoi. yan conseil ngay jox gone yi ñuy tàggat fii. waaw discipline rek ak travail. discipline ak travail que mu nekk sportif wala que ça soit de cadre sportif wala de cadre éducatif. discipline rek ndax discipline moom instant bii nii mooy base lépp quoi mooy buntu àdduna boo ko xasee ba franchir rek jeex na quoi lu nekk mën nga ko am ci sa life. waaw man damay ñëw ci Yoro bi nga xam te ne peut-être mën nañ jàpp ne ñëpp xam nañ ko ci milieu football bi donc actuellement mu nekk footballeur en activité nekk fële si Douane di jouer ci championnat professionnel Ligue 1 loolu Yoro ñu gis ne aussi yaa ngi nekk joueur en activité ñëw wàccaat sur le terrain ñu ci à la base pour jàppale xale yi lan moo waral loolu. oui avant tout maa ngi sant gars yi di gërëm ñëpp. li ñu fi teew parce que initiative bi rafet na trop waa Guédiawaye info di leen sant parce que li ngeen def ni yombul quoi li ngeen def ni yombul bu leen neexoon mu ngeen ne centre la rek benn centre boo xam ne day doogam door bu leen neexoon doo leen ñëw quoi après di profité di tontu ci laaju Laye Cissé bi laay damay profité di indi sama xam-xam ak sama participation ci booy certes maa ngi football ba léegi noonu ne sax instant bi football amatul dara amatul Sénégal gars yi bloqué nañ lépp yaa ma gën a xam mais instant bi damay ñëw pour jàppale sama frère yi. Aada sama frère la Dramane sama frère la ñooy ànd guddeeg bëccëg. maa amee initiative bi dama ñëw lu def lu indi sama xalaat indi sama xam-xam. boole ko ci indi sa xalaat ak sa xam-xam boobu est-ce que ci ban côté lañ ko mën a xaaree. ci côté yëpp muy finance muy technique muy
matériel muy lépp lu ma fëgg rek bu nekkee mu ngi fi ma koy génne wax dëgg yàlla. voilà ñu gis ne aussi ba léegi yaa ngi ci championnat de football ni niveau professionnel foofu moo gën a professionnel est-ce que professionnalisme tey bëgg nga ko incarner fii aussi ci talent bi. waaw loolu yëpp ndànk-ndànk la rek lépp dara xëy sotti mais chaque jour ci la ñuy waxtaan maag Dramane chaque jour ci la ñuy waxtaan maag moom mais bu ma soñoon lii dañ koy def comme professionnaliste def ko comme centre ay jàmbaar ay GF bu ñu soñoon tànk boobu lañ koy def nii ci initiative boobu lañ nekk nii. est-ce que yéen amoon ngeen sens bi nga xam te ne xale yi amoon wax dëgg yàlla sens bi amuñu ko woon donte ñu ngi doon entraîné ay école football bu njaareem ñu ngi ko doon entraîné affaire mais sens bi xale yi am nii wax dëgg yàlla ñu amuñu ko woon matériel yi am nii ñun amuñu ko woon ñuy sol suñu dàll bu normal sax amuñu ko woon dañuy dem ba entraînement duñu am plastique ay plastique la ñuy entraîné des fois ñu entraîné sa tànku neen terrain njaareem bu mu nekk suuf terrain njaareem nga xam bu mu nekk suuf ñu fa ñoon entraîné des fois dañoo jaral ñuy daw jàng sax ñu dem entraîné mais ñun nag loolu dañ koy privilégié ci booy sànq maa ngi dégg nga koy posé aada muy côté kii bi ngay jox booy yi nu mu tudd côté conseil bi ngay jox booy amay conseil booy surtout ñu gën a concentré wu ci jàng mi jàng am na solo trop parce que gars yi bëri ñu ngi football ci Ligue 1 bi des fois damay dañoo billaay wallaay talaay pour ñu bind seen tur sax day jafe billaay wallaay pour ñu bind seen tur sax day jafe tey jii ñu dem tuuti ci actualité gis nañ ne peut-être ministre de l'intérieur jël na dogal annulé lépp seen Augustin Senghor sax xaw na génn pour répliquer yow en tant que joueur pro naka nga gisee boobu les décisions si jamono. waaw Augustin Senghor dama koy sant di ko gërëm ci li mu def nii rafet na trop mais dama gis ni da koo yéex a def début bi waroon na ko def bu yàgg mais donte def na ko ni tamit damay gis ni affaire bi tamit arrangé ko quoi moo tax mu teel a yuuxu ni mais c'est normal parce que Sénégal dafa soxla football local bi dafa soxla ñu football dañoo soxla jouer dañoo war a football te football Sénégal du Ligue A bi kese du équipe nationale A bi kese local bi tamit gars yi nga ko war a gëstu ñu bàyyi ko xel quoi gars yi war a football dañoo soxla football dañoo war a jouer quoi parce que toog 10 mois zéro dafa métti quoi tey jii est-ce que tiitu leen un peu seen carrière bu dee nii la war a continuer. non mun nañ tiit comme mun nañ may parce que ak Augustin Senghor lu mu wax nii am nañ ci confiance yi moom ne gars yi dinañu jouer balaa boobu. voilà ñu gis Yoro aussi que ni sa connaissance bi nga am au niveau ci football championnat bi gis nañu fii am na ay talent yu fi nekk est-ce que tey ñaan nañ yàlla tey ñu ngi xaar ci Yoro tey mu intégré leen au niveau ci yeneen. waaw loolu mu ngi si chaque jour mu lay wax ak Dramane chaque jour nee naa ko ñàkkul ni ba test fu mu amee muy GF muy jàmbaar muy feneen centre yoo xam ne ñoo ñu ëpp doole fuuf par rapport ak suñu bos dañ fa yóbbu booy par ndànk-ndànk ñuy xool ñu leen di xool ba amee sens intégré foofu ñu intégré parce que foofu noonu tamit parce que nit ku nekk ak closut quoi donte ñu ngi góorgóorlu fii mais am na ñoo xam ne tamit ñoo ñu ëpp moyen ñu ëpp doole plan national bi ñoo ñu ëpp doole fuuf sax parce que bu ñu demee ba am ay test genre yooyu war nañ fa mën a génn quelques booy ñu leen booy nañ leen dem ñu essayer booy ñu xool leen quoi man loolu laa gis. ok merci ñoo ngi lay jaajëfal.